waaw dañoo ñëw nag ci foire bi fekk bi exposé lu rafet ñu fekk ci benn maal mais lu jiitu mooy tur bi ak tur bergerie bi ak loola dugal ci élevage loolal na waaw Ama ñu ngi lay siyaar di la bëggee bu baax yow it di la jox sa wàccuwaay di la kontaane di kontaante également Dëgër Mascouba Crew donc vraiment di rafetlu aussi interview bi donc bergerie bi waaw comme ni nga ko waxee mi ngi tudd bergerie multidimensionnelle mu nekk ñaari partenaire muy Lodja Family ak Babacar donc bu ñu ñëwee ci élevage bi aussi tamit yàgg na yàggul mais comme ni ñu koy waxee rek mbir moom lépp looy def rek man dama gëm ni que doomu aadama lépp lu muy def rek da ci war a dem ak pas-pas da ci war a dem ak gëm-gëm da ci war a dem ak fulla ak fayda donc mooy tax nga atteindre voilà tes objectifs te wax dëgg yàlla aussi sant nañ yàlla bu baax yàlla jàppale nañu boobu ba tey yor nañ fi ay xar daal yoo xamante ni élevage soxla na leen yor nañ fi ay xar yoo xamante ni tey si seen côté génétique aspect génétique def nañu lu ne si élevage donc kon xel dal na léegi li des mooy xam nga ñu def suñuy croisement def suñuy combinaison gagnant essayer aussi xam nga juddule ay champion comme ñëpp incha allah. waaw ndax mën nañ ni élevage dafa xaw a yaatu te tamit toll fii ci élevage yomb kon tey boo ñëwee nga tolloo ñi nga xam ni yàgg nañ ci élevage nga ñëw dabe tolloo ñoom ci élevage loolu yomb ñu fekk benn maal ñu bëggoon xam maal boobu mooy kan. waaw li nga wax dëgg la donc mooy li ma wax sànq rek ci sama début mooy affaire yi élevage bëri na ay yoon maanaam ku ci nekk tamit boo siy dugg mën nga jël yoon bu la neex mooy li may wax saa su nekk tey bu ñu jógee fii ñun ñëpp ñuy dem par exemple Dakar maanaam kii bu ko neexee mu jël TER bi kii bu ko neexee mu jël oto kii bu ko neexee mu jël taxi kii bu ko neexee mu jël Njaga Njaay mais loolu yëpp ça dépend aussi tamit ci investissement yi ak moyens yi donte nag yàlla moo ñu dimbali juste rek xam nga dénkuñu ay tuuti moyens donc ñu investir aussi tamit xool la nga xamante ni moo nekk au diapason waaw ñu dem wut ko indi ko donc ku si mel ni maal bi ngay wax nii donc moom mooy Bukki nekk doom ci Saalum Saalum ak Calvin Cap nekk frère Picasso frère Mourid Sadikh frère Ramadan ak yeneen i champion ba ci doom yi jigéen yi aussi vraiment ñoom kenn dootu leen présenter ci milieu élevage parce que def nañ fi lu ne waaw lu ne def nañ ko fi ci élevage donc moo tax daal maal bi moom moo nekk nii voilà moom mooy Bukki mi ngi ci 15 mois donc ñu fas yéene liggéey ci moom une base de femelle après nag door a avancer waat ci yeneen niveau yi. waaw ñu fekk fii benn jeune mâle jeune mâle bu am avenir bu gars yi am yaakaar bu baax a baax jeune mâle boobu kan moo ko jur. waaw jeune mâle boobu noonu moom la ñuy naan grand àll donc moom mooy taawu Bukki donc Bukki à 6 mois non à 7 mois je pense que ni si la tëboon yaayam dafa sax yoxasu woon yaayam parce que bi ma duggsee ci élevage bi dama jëndoon ay tëng yu bëri boole ko ak moom. donc moom si vis-à-vis boobu noonu dafa tëbu woon femelle yi léegi kii juddu si kii moom mooy taawam quoi mu nekk tamit jeune mâle boo xamante ni wax dëgg yàlla un jeune mâle prometteur également aussi ñi visité box bi yëpp vraiment wax nañ ci je pense que ni mën naa ne moom mooy buzz foire bi sax quoi vraiment ñu am yaakaar trop ci moom nag donc di ko ñaanal rek xam nga yàlla may ko gudd fan ak wér ba lépp li ñuy séntu ci moom tamit ñu gis ko. waaw fekk nañ ko tamit benn femelle sans corne. moom tamit moo nekk femelle boo xam te ne femelle bu baax bu am ay macération. ñu bëggoon xam femelle boobu tamit mooy kan. waaw femelle boobu moom mooy Jamila moom doomu Jamil la Jamil di doomu Samori di doomu Aïcha Albouri donc moom mën naa ni composition bi wala descendance bi ça nous vient de Aboukan le très grand champion. donc moom aussi mu nekk femelle lu premier porté jur fi benn mbote tamit bu spécial bu ñu naan bébé fa nekk tamit benn mbote bu doy waar macha allah donc moom it aussi ci femelle de base yi ñu yor la quoi. waaw loolu moom dal na xel. ok ndax Aïssa. ku ko xam ne instant yii nii daanaka mooy élevage. dëggantaan. waaw élevage instant yii nii boo ci génnee Aïssa dara des. dara du ci des. waaw ñu fekk benn
benn yaakaar naa première portée lay war am. mu nekk xar boo xam ne tamit xar bu rafet la am collier bu rouge. waaw kooku aussi moom mooy lumière aussi tamit moom doomu Candeela la dañuy delluwaat ci Aïcha Albouri ba rek parce que Candeela moom mooy seexu Samori aussi di doom ci Aïcha Albouri Candeela aussi doom la ci Aïcha Albouri donc moom fixé Aïcha Albouri la parce que yaay ji doomu Gandhi la donc moom mi ngi jóge woon aussi ci champion bi ñu naan Alla Gueye donc mais moom aussi def na première portée mais malheureusement yàlla dafa dogal doom bi dafa daanu mais aussi ñi ngi xaaraat ay croisement am ak jeune mâle bi quoi incha allah. waaw fekkaat ba léegi benn tëng. waaw yaakaar naa tëng bu weex la tëng bu rafet sax. waaw ñu bëgg a xam tamit tëng boobu mooy tam. waaw tëng boobu aussi moom doomu majestique la doomu majestique ak coloré bu docteur René donc moom aussi dañ ko commencé woon topp depuis su foiru Tëngéej bi donc ñu gis ko fa mu nekkoon tëng bu ñu impressionné trop léegi nag bu foire bi jeexee ñu dem ba kër docteur waxtaan ak moom bi ñu waxtaan ak moom après si la ñu ko jox moom it ñu ñëw indi ko pour gën a yokk liggéey bi voilà. waaw moom vraiment am na avenir lool sax macha allah. nekk na xar boo xamante ne xaw naa ràññeeku ci élevage. waaw donte xale la. dëgg la ndax René moom. élevage mën naa ne ñëpp a ko xam. dëgg la ndax ku yor teraanga moom yaakaar naa. waaw vraiment ñëpp xam nañu. judduloo ko vraiment. te xar bu nekkoon na tamit tëngëj año boo xamante ne ñëpp bàyyi nañ ko xel vraiment. ñu fekkaat beneen mbote nag. doy waar. boo xamante ne bu yéeme la. waaw mbote boobu noonu. voilà moom mooy doomu Seexu Sall Ngaari Bachir mooy sunu mâle de base bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee apparemment moom la ñuy préparé sax à ce que mu def tuuru xar yëpp parce que pour le moment nii Bouki jot na fi tëb ay xar def na fi résultat pour le moment mais comme xale la toujours te Bachir moo ko gën a nekk mag te Bachir comme ni ñu koy waxee daanaka dafa am ñaari taxawaay actuellement ci élevage daf fi taxawal papam muy Roi Bachir muy xar bu ñu kenn dootul présenté ci milieu élevage mu taxawal fi également seexam di Sall Ngaari nekk tamit un très grand champion donc tey élevage moom kenn du ko wax génnee ci Roi Bachir kenn du ko wax génnee ci Sall Ngaari kon donc muy un mâle boo xamante ni ci côté aspect génétique am na ko ba mu doy sëkk ci aspect aussi mensuration am na ko ba mu doy sëkk nekk mâle boo xamante ni daal vraiment élevage doyloo na ko pour liggéeyee ko wax dëgg yàlla. kooku doomam la. waaw loolu am na ndax Bachir moom. mën naa ni xaw naa ci mën a sànni dara. dëggantaan. ndax ku ne Sall Ngaari rek. mën ngaa bañ sax egg ci Roi Bachir ndax. élevage xam nañ ko. ndax doomu Roi Bachir lañ seen yaay nekk doomu Ablaye Niang. effectivement waaw mu nekk xar yoo xamante ne ay xar yu baax lañ xar yu am qualité lañ. élevage instant nii jamono ñu toll nii kenn mënu leen tëb ci élevage. dëgg la loolu moom. lu ñu leer la te lu ñu xam la. waaw maam damay ñëwaat ak yow ci beneen anam ndax dama ñëw fekk fi daa mel da nga jël 2 box mu nekk sa première exposé foire ma fekk fi tamit beneen mâle muy mâle bu doy waar nekk tamit doomu Roi Bachir waaw mu mel daal da nga jël ñaari box ci sa première exposition foire ma doon laaj lan moo waral loolu ak lan moo la motivé ba sa première exposé foire la dugal jël ñaari box. waaw ma lay siyaaraat bu baax di la nuyuwaat waaw donc di dëggal li nga wax donc exposition bi ñaari box lañ def donc ñaari box yu ñu def bon boo xoolee li tax ñu def ko dañuy catégoriser xar yi donc xar yi boo xoolee les grandes femelles ak grand mâle bi moom moo nekk ci benn box bi beneen box bi les agnelles ñoom ñoo fa nekk ak jeune mâle yi donc tey boo gisee loolu aussi dafa nekk ci yoonu élevage parce que tey xar yu mag ak ay xar yu ndaw mënuñu bokk te également xar yu mag yi ñooy jur xar yu ndaw yi kon donc bu fekkente ni da nga yor benn nombre ci élevage aussi benn nombre de brebis bi donc ngay ñëw foire donc mënoo indi xar yi kese yu ndaw yi kese te indiwoo seen i ay parents wala indiwoo femelle reproductrice yi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk ci bergerie bi di produire donc moo tax ñu jël ñaari box ñëw présenté grand mâle yi ku ci mel ni Bachir ak femelle yi nga xamante ni ñoom ñooy ay jabaram jël tamit beneen box boo xamante ni mooy box agnelle yi muy jeune mâle bi fi mu nekk ak ay jabaram aussi donc loolu moo waral jël ñaari box bi donc motivation bi tamit mooy li mu la waxoon sànq rek nee naa la bon ñun lépp lu ñuy def rek dañ ciy am vision dañ ciy am gëm-gëm te également aussi duñ ci dem ak demi mesure moo tax aussi tamit investissement bi il fallait que tamit ñu ñëw andi
produit yi nga xamante ni moom moo nekk kër ga donte sax am na yoo xam ne ñëwuñu parce que actuellement dañ nekk en état avancé donc pratiquement peut-être mënoon nañu sax jur ci foire bi donc looloo tax moo waral ñaari box yi daal. waaw tamit ñu fekk fi Bachir mu nekk doomu roi Bachir ñu fekk fi tamit ay jabaram waaw mu nekk famille yoo xamante ne ay standard lañ bokk waaw ay famille yu baax a baax ñu fekk benn famille bu ñu naan Alima waaw mu nekk famille bu mucc ayib daal ñu doon laaj kan mooy Alima. waaw Alima moom mi ngi bokk ci lignée Boy Séeréer donc moom benn doomu Boy Séeréer bu ñu naan Sindi voilà benn doomu Sindi bu góor moom moo jur Alima donc moom aussi ñu recruter ko ba muy nekk jeune donc boobu mi ngi amoon ay 7 mois donc ba nii def na si ñun 2 portées également aussi jur na ak Bachir ay doom yu prometteur vraiment am na si ñaari mâles yoo xamante ni actuellement sax dañ ko laax quoi voilà mais vraiment aussi femelle bu exceptionnelle la wax dëgg yàlla en terme de mensuration ak tamit dayoo voilà femelle yaakaar naa ni yóbbulu ko dara daal vraiment. ok Alima moom xar bu baax la. macha allah waaw ñu fekk fi tamit beneen añel. añel sans corne bu doy waar tamit. waaw am ay mensuration yu baax. waaw mu ne xar boo xamante ne am na avenir nag. effectivement waaw ñu la doon laaj xar boobu mooy kan. waaw xar boobu mooy miroir donc nekk une agnelle de 13 mois donc di nekk doom si grand babou ñëpp xam nañ ko ci élevage également mu nekk ci Ndaw et Frères donc nekk daal une femelle boo xamante ni am nañ ci yaakaar lool wax dëgg yàlla donc nag defagul production mais daal tamit am nañ yaakaar si production yi mu war a indi parce que tey am na ndey am na baay vraiment te également aussi am na jëkkër kon donc xel mën na daal vraiment. waaw Mame Mbaye xel dal na. ndax fu mu bokk baax na. te tamit fu mu fekk si jëkkëram baax na. vraiment waaw ñu fekk tamit beneen femelle bu sans corne tamit bu am maturation. waaw nekk sa ginnaaw ñu ngi laaj xar boobu. waaw kooku aussi moom mooy Bousso Bali donc Bousso nekk si doom si Picasso nekk doom également ci Saloum donc moom côté yaayam nekk benn xar bu ñu naan Ndey Tuuti nekk doom si Alhamdu bu sëñ Mon Ñaa Maris moom tamit si recrutement yi la bokk donc bi mu fi ñëwee ak léegi yàggul parce que actuellement elle est en gestation de 2 mois donc amaguñ ci portée mais aussi moom waaw femelle la boo xam te ni tamit élevage moom kenn dootu ko ci présenté te également la mu jot a jur fa ma ko recruter xel dal na ci daal vraiment jot na fa def ñaari portée. dëgg la waaw xool boobu moom dal na xel baax ñu fekkaat tamit beneen femelle bu xaw a niroo Bousso nekkaat beneen femelle bu am maturation tamit femelle bu baax waaw ñu dellu si femelle boobu laajte ko mooy. voilà kooku mooy Mamita donc kooku moom sama soxna laa ko tuddee donc moom macha allah bi muy nekk tëng am premier portée laa ko récupéré donc actuellement aussi defal na ma beneen portée boo xam ne mi ngi kër ga nekk na femelle aussi boo xamante ni mi ngi bokk ci lignée Gelawaar ak Algor donc fixé Gelawaar ak Algor la donc vraiment aussi mu nekk une femelle bu très remarquable ndaxte képp ku ñëw ci box bi bu taxawee dina la ko laajte. waaw ba léegi ñu fekkaat fi beneen femelle yaakaar naa day soog a porté mooy femelle bu weex bu rafet bu am dayoo. waaw donc ñu bëgg dellu si waat ci femelle boobu rek laaj la kooku mooy kan. waaw kooku doomu New King la donc New King mi ngi Tivaouane donc nekk doom ci Koromak donc nekk aussi voilà une femelle boo xam ne vraiment aussi rafet na trop tëng la donc mi ngi door a ëmb nii premier portem daanaka peut-être sax wàcceegul la ñuy wax mais moom it am nañ yaakaar ci moom moo tax ñu recruté ko donc moom nekk une femelle blanche bu rafet macha allah duggoon na sax ci concours agnelle yi mais xam nga comme agnelle yi moom dafa am ay yoo xamante ni moo nekk ci biir. waaw ëmbam dafa avancé. dëgg la moo tax vraiment bokkul ci sélection bi sax quoi. waaw moom dafa mel ni dafa wàccee. wala juróom non wàcceegul. kan moo jur mbote bële. wàcceegul waaw mbote bële kii moo ko jur femelle bi ma leen présenté sànq Jamila moo ko jur mbote bi sët la si vidéo bu fàq parce que benn doomu vidéo bu fàq bi ñu naan Azoubert moom moo ko jur voilà nekk aussi benn mâle boo xamante ni gagné na ay trophée gagné na ko CEP gagné na ko aussi bokk Sam vraiment donc mu gagné ko également Touba ñetti sorties yu mu génn yëpp dafa gagné ay trophée vraiment
loolu moom yaakaar naa bu fekkee qualité kese am na fi ba mu doy. macha allah donte bi nga duggee ci élevage yàggul. mais gis nañ ci qualité. dëggantaan ñu doon laaj nag ban xar moo gën a tàng ci yow. waaw moo gën a seer ci yow. xam naa ni gars yi moom dañ ciy làqatu. waaw mais bëggoon nañ nga mosal ñu si tuuti. waaw ci fii actuellement xar bi gën a tàng moom. waaw si côté Mali bukki la si côté femelle yi kii la buso la. mais nag am na xar yoo xamante ni ñëwuñu yooyu je dis que ni ñoo leen gën a tàng parce que ku ci mel ni Dardas non kooku moom je dis que ni on peut même dire le prix on l'a acheté à 7 500 000 donc ku ci mel ni voilà am na beneen femelle boo xam ne dafa daanu maa anta moom tam ñu ngi ko jëndee woon 10 millions waaw mais yàlla loolu dogal ñu jënd ko 45 jours mu daanu ñu si santaat yàlla aussi bu baax a baax te xam ni voilà vraiment élevage ak loolu ñoo ànd donte bakkan yi nga xamante ni ñun ñoo ko moom sax mënuñu ko assurer suñu bopp waaw yàlla moo ko moom moo ñu ko jox kon donc bu ko jëlaatee dañ ciy sant rek voilà. mais dégg naa tamit ci gars yi ba léegi waaw jeune mâle bi nga xam ne mooy bébé àll dégg naa tamit def nañ ci prix bu baax a baax a baax a baax. waaw bébé àll waaw gars yi daf nañ ñi ngi si def prix du benn nit sax quoi parce que bébé àll bi mu nekkee xale ba léegi moom vraiment gars yi ñi ngi ñëw mais man maa opté wul woon pour jaay ko mais vraiment nii si foire bi voilà am na benn gaan bu fi ñëw wax dëgg yàlla def na ci prix donc nag finalisé guñu mais incha allah peut-être bu foire bi jeexee yàlla mën na ne am bu fekkee wërsëgam la dinañ ko jox daal. waaw ba léegi ñu delluwaat ci Bachir. moom gars yi dégg naa tamit def nañ ci prix bu am doole. waaw Bachir comme ni ñu koy waxee rek yow xam nga Bachir duñ la ko présenté. non xam nañ ko bu baax a baax. donc Bachir doomu Roi Bachir jamono gi ñu toll nii dafa jafe. te Bachir moom champion la te sànq maa la koy wax nee naa la dafa am ñaari taxawaay yu mu taxawee si élevage actuellement. donc mu taxawal fi papam taxawal fi également seexam donc tey champion yi nga xamante ni tey joxoon nañ ñu ko ak yeneen champion yoo xamante ni tey ñu ngi si élevage bi ay grands éleveurs wax dëgg yàlla actuellement ñu ngi ko bëgg mais nag liñ naan sa xeexukaay boo ko joxee da ngay toog da ngay def loxo neen te boo defee loxo neen gars yi dañ lay dóor nga wàcc waaw moom wax dëgg yàlla duñu ne duñ ko joxe mais il faut que tey liggéey bi ñu bëgg ci moom mu àgg waaw il faut liggéey bi ñu bëgg ci moom mu àgg te bu àggee incha allah nag voilà après ñu mun ko partager parce que élevage partage noonu la demee. waaw man pourquoi man li may xaw a jaaxal tuuti. Bachir am na fi ay doom. ak tamit prix bi ñu leen ci fay. ndax yombul jamono gu ñu toll nii. nga dugal benn prix ci benn bergerie. waaw génnaat ak prix bi. waaw ak production yi mu jot a def fii. da ngeen cee pareegul. waaw wala daal cofeel bi ci Bachir dafay nekk ba léegi daal. waaw non production yi def na ko macha allah mais problème bi mooy que mâle bi mooy li ma la wax sànq pareeguñ ci parce que tey bu fekkente ni dans une bergerie tu as plus de 25 femelles donc tey même mâle bi bu ñu la si fayoon 50 millions donc su xar bi tëbee 25 femelles yooyu noonu yëpp tey soo jaayee benn mbote bu ci nekk 3 millions donc tu te retrouves avec 90 millions kon donc mâle bi bu ñu la si fayee 50 millions sax vraiment man pour man soo ko jaayee bon xaalis la mais benn côté da ngay perte parce que tamit quoi qu'on puisse dire xar bu góor bu baax mooy defar une base de femelle te moom mooy li may wax rek élevage da ko soxla ñun également dañ ko soxla léegi nag yow ci moom mbir bi bu la ko gënee bëgg du yomb jël vraiment mais nañ ñu xaar tuuti rek buñ ci paree rek nañ ko joxe. waaw dégg nañ loolu. waaw ndax élevage moom. amul lambatu. li ngay dem di jënd exemple xaru 500 000 nga jënd ko benn xar bu 2 millions. da koy gën foofu. te yéen buntu boobu ngeen jaar dëgg la métti na nag mais yéen a ngi gis njëriñ bi. ndax tey buñ ñëwee fekk éleveurs yoo xam te bi ñu soxee ko ci élevage yàggul. ñu ñëw fekk leen. ñuy fay leen prix jeune mâle prix boo xamante ne nii mâle yu mag yi sax fay ñu leen ko. dëgg la kon yaakaar naa loolu dal na xel. dëggantaan waaw di la wax affaire yi moom fi ngeen ko teg foofu la. dëgg la waaw di leen gën a taxawu rek ndax élevage moom. waaw amul loo xamante ne luy nëbul la ci élevage. da ngay jënd lu baax am lu baax. loo jëndee nag loolu ngay jaay. boo jëndee xaru 500000 xaru 500000 ngay jaay. xaru million boo ko jëndee kenn du la fekk di la fay 500000. effectivement waaw kon ca kaw ca kanam rek. élevage moom amul tànk ginnaaw daal. waaw di la wax lan ngay tëjee. waaw donc li nga wax moom dëgg la te dama koy dëggal franchement parler yoon bi ñu si duggee ak léegi yàggul mais wax dëgg yàlla ñi ngi siy gis satisfaction
parce que mooy li ma wax démb rek nekk suñu première foire mais wax dëgg yàlla investissement bi ñu def si foire bi yëpp pour man yëguñu ko sax quoi parce que lépp mbégte la également aussi gars yi képp ku ñëw sa box vraiment day apprécier liggéey bi nga xam ne moo fi nekk muy wane ni que toujours encore une fois c'est la qualité qui fait la différence donc du coup au début dina metti trop comme li may wax slogan bi rek xar yi moom amul secret defal ci ñoom boo demee ba ci biir ñu defal seen bopp kon donc loolu moom lu wér la moo tax nit ki képp kuy nekk ci élevage bi pour man bul xool pour bari xar mais xoolal pour yor qualité parce que qualité moom mooy tax nga am li nga atteindre say objectif mooy tax nga am li nga bëgg mooy tax élevage également jariñ la waaw donc li ñuy tëjee rek mooy xam nga di jaajëfal ñëpp di jaajëfal Ama di jaajëfal Dëgër Mascouba Crew moom mi nga xamante ni vraiment ku ñàkk ki ñaan la di def liggéey bu am solo ci élevage donc mi ngi ko doon def ci pigeon yi ñëpp yaakaar ne foofu la yem mu ñëw tey ci foire bi pour interview ñu dalal ñu te vraiment wax dëgg yàlla bu ko neexoon du ko ci fekk di ko ñaanal ci liggéeyam yàlla taxawu ko ci mu dem ba teg télé comme tey ñu ko ay Youssou Ndour defee ni ko ay Ben Bass Diagne defee mu nekk loo xamante ni élevage en tant que tel da siy jariñu donc di ko ñaanal njabootam di ko ñaanal ñëpp di aussi jaajëfal foire bi waa RERA donc fekkee ma 2022 exposants yeeg éleveurs yëpp kontaan nañu vraiment parce que gis nañu professionnalisme ci liggéey bi donc di ñaan ci yeneen édition yi di ñëw dàq yi nga xamante ni moo fi jot a weesu di jaajëfal aussi staff bi yëpp staffu bergerie multidimensionnelle bi yëpp donc ku ci mel ni Moussa Wali sama doom ndey ñëpp xam nañ maa moom depuis presque ci pigeon yi donc ñu ñëwaat bokk ci xar yi ku ci mel ni Ahmed ku ci mel ni sama collaborateur Babacar ak tamit booy yi nga xamante ni yëpp ñi ngi amal liggéey bu am solo ci bergerie bi donc du sang du nettoyer du dara lépp ñoom ñoo koy def te du ma leen ko wax kon donc di ci sant yàlla bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla may leen réussite ci seen i projet yëpp incha allah jaajëf. gëw ma dara ci li may wax. rafet na. waaw non man ak yéen ñoo far première exposition mais vraiment bu ñu ñëwee si xel la. kontaan nañ alxuraan damaa ñaan yàlla. lépp képp ku fi ñëw
nga kontaan ba bés bu ma xewlawaatee damay ibbi sama carnet ne Lodja ñëwoon na dama koy bind ne ko ñaari box wala ñetti box par force day ñëw lay waral loolu nag dama koy liggéey sama diggante sécurité bi doy na dama bëgg ñëpp kontaan toilette yi nice vraiment chaque jour booy su ñëwee dinañ bale fii ba mu set alhamdulilah voilà respect bi doy na man daal samay porte dama leen koo ibbil je suis là pour vous je suis un entrepreneur dama bàyyi samay chantier yëpp ngir bu satisfaire ndax seen xaalis maa ko encaissé gis nga ñeneen ñi nga xam ne jëflante wuñu ak yéen ku nekk dellu na sa liggéey kon lu leen fi naqari ñëw leen ndax lu leen fi naqari man maa leen ko def dëgg en tout cas fekke ma ñàkk koo fekke wóorul à la prochaine inchallah